asalaamaaleykum mbokk yi seetaan seen télé bi di 7 Truth TV tey ñu nekk fi nga xamante ne si ni mooy Kaolack Medina nekk si kër gi nga xamante ne si mooy kër Thierno Ibrahima Diallo nekk mu xaddam Maulana Cheikh Ibrahima Niass tey ñu nar a waxtaane ak moom ci thème bu am solo boo xamante ne si ni moo lëmbee àdduna bi muy yi kàddu yoo xamante ne si ñu ngi koy diglu ñu bëgg ci ab leeral ci ñi nga xamante ne si jàpp nañ ni lii di tarixa Tijaaniya ak Ñaseen dafa nekk loo xamante ne si dafa am benn différence maanaam bokkuñu jëmukaay léegi duñ ci sori dinañ koy jox kàddu gi mu nuyoog askan wi ñuy seetaan ñu soog a tàmbali li nga xamante ne si mooy waxtaan wi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah. ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi suivre télévision bi di 7 Truth ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci xëy na réseaux sociaux yi alhamdulilah am xëy na occasion seetaan émission bi di leen sant nag di leen gërëm ci déplacement bi ñu def ñoom équipe technique bi ci seen ndigal njiit ñëw fii ci Medina Baye ci mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal ñu daanu suñ kaw maanaa ñëw suñ dal bëgg xëy na leerlu dara ci mbiru tariqa tijaan ak li ñuy wax ñaseen ci ni mu ko waxee léegi incha allah taala bu ci yàlla àndee ci li ñu yàlla xamal ci li ñu dund ci ëttu Cheikh Ibrahim Niass dinañ ko leeral ñun nag Ibrahima Mahmoud Diallo lañ tudd wax na léegi muqaddam Cheikh Ibrahim waaye loolu moom kawe na ci man lool 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 man mënu maa nekk muqaddam Cheikh Ibrahim sama sëriñ mooy muqaddam Cheikh Ibrahim di Chérif Cheikh na xayr man nag moom yàlla nattu na ma maanaam ma bokk ci ñi mu jiital ci mbooloo mi nga xam ne ñi ngi ci ginnaawam nga xam ne tey boo seetee mi ngi ba yàgg naa di ko wax moom Cheikhul Xayri béy toolu Cheikh Ibrahim Niass lay béy ndax d'abord turandoom la te yàlla wërsëgal ko bi muy gaane àdduna tombek ñëwu Cheikh Ibrahim deuxième ñëwu Cheikh Ibrahim Mauritanie kii nijaayam di ñu koy wax oustaz Ahmedul Add moo ñu ko nettali lu tax ñu ni oustaz parce que région bi ñu nekk muy Trarza moo fa njëkk jàngale arab ci école nguur bi moo looloo daanaka cadre yu mag yi fa nekk yëpp ci loxoom lañ jaar mu ne ñu daal bi nga xamante ne deuxième voyage Cheikh Ibrahim Niass Mauritanie ñu ngi ko teertu ci benn village boo xam ne bi ñoom ñoo ko édifié def ay xayma nekk à 2 kilomètres teen bu ñuy wax Boubacar nga xam ne tey foofu la Cheikh Xayri sanc dëkkam bi mu ne bii sëriñ bi dugg dëkk bi ñuy fetal comme niñ ko aadoo ak di tëgg ci tabala yi recevoir ko ci suufu tànt bi ci la tamit jigéen ñi indi benn liir ne gan gi tamit mi ngi soog a ñëw teg ko ci loxo seen sëriñ seen wasila ñu ko wax Mouhamadul Michri teg ko ci loxo Cheikh Ibrahim ne ko tudd ko nga tuddee sa bopp xam nga ñaareel kilifa bu ñëwee ci bërëb bu doom yi juddu yëpp moom lañ koy tuddee Chérif Bun Omar nekkoon sët ci Cheikh Nama Tidiane nekkoon xalif ci xalif Tidiane adduna bi yëpp nekkoon ay nomade année bi mu ñëwee fii 50-51 en tout cas côté Fouta gi moom
at boobu ku fa juddu doom bu góor bun Umar nga tudd alors donc loolu luñ xam la dañ naan xale moom tudd na boppam ndax gan ngi kilifa bi ñëw mu ne ko tudd ko nga tuddee ko sa bopp mu ne ñu nag Cheikhul Khayri bii ngeen di gis taflitu Cheikh Ibrahim moo njëkk ci gémmiñam nous n'avions pas compris xamuñu woon mu ne parce que bi mu koy moom moo ko toqantal mu toqantal ko ni ko Yonent sallallahu alayhi wasallam doon defee jël tàndarma yéey ko après maanaa raay ko ci gémmiñu maanaa liir bi donc loolu mooy départu Cheikhul Khayri dégg naa muy wax ak kenn kooku di ko wax ne ah yow Cheikh dégg nga wolof di ma ne ko ah Cheikh du dégg wolof moom Médine la dëkk Cheikh ni bi ma amee 13 ans laa commencé di ñëw bon kooku xëy na beneen page la su ko jotaay bi laajee amaana am luñ ci leeral waaye daal li ma bëgg a xamale rek ne moom Cheikhul Khayri moom alhamdulilahi moom taalibe Cheikh Ibrahim la doomu Cheikh Ibrahim la li ñuy wax doomu ruux ce qu'on appelle un fils spirituel xalifaam la tamit ci xulafa cheikh yi ñi nga xam ne ñoo ko wuutu fu nekk bërëb ba nga nekk ak maanaa race ba nga am ak ña la topp ala kulli haalin yàlla nag wërsëgal ñu ngi koy sant yàlla ci Thierno Harouna Abdallahi Sow yal na yàlla yokk leeram moo téye suñu loxo man mii ak yenn ci mbokk yi ba indi ñu ci loxo Mawlana Cheikhul Khayri lii en 1983 fekk nekkoon naa taalibe Baay pendant 2 ans mais ala kulli haal aajo woo ndollal alhamdulilah yàlla indi ma ci loxoom ndollal boobu nag ba fii may wax ak yow 2021 maa ngi koy dund ala kulli haal donc man muqaddam Cheikhul Khayri la Cheikhul Khayri nag mooy muqaddam Cheikh Ibrahim waaw man Cheikh Ibrahim kawe na ci kawe man tuuti naa loolu pour nekk muqaddam Cheikh Ibrahim donc incha allah taala lii moo doon présentation bi man Mauritanie laa nekkoon fa laa nekkoon en service fii Medina Baye sax boo nee Thierno Ibrahima Diallo duñ ko xam da nga naan commissaire Diallo parce que fonction yooyu laa doon kii nekkoon naa chef service sécurité publique ci lu jiitu loolu nekk naa tribunal nekkoon fa greffier ginnaaw loolu en Mauritanie voilà c'est ça ginnaaw loolu en 1980 ma def concours officier de police yàlla def il prenait 4 ma j'étais le 2e alors donc bi ma defee stage ba pare ñu nommé ma chef service sécurité publique ci sûreté nationale bu Nouakchott alors en 86 ñu nommé ma commissaire dëkk bu ñu naan Tijigja kooku de 1967 muy 3e voyage Cheikh Ibrahim en Mauritanie bi mu jógee bi avion bi dalee Nouakchott mu jël avion ñëw Atar jóge Atar ñëw Tijigja am na sax kàddu boo xam ne mooy bu koy firndeel mooy bi mu toogee ci tribune bi ñëpp ne tekk ne selaw ñu ne skutu cheikh laay tëkkallam noppi leen cheikh a ngi wax ñëpp ne selaw mu ne alhamdulilah mu ne qul alhamdulilah qad nafastu fi ardikum wax leen alhamdulilah sant leen yàlla noy naa ci seen suuf mu ne ku xam yàlla fu mu noyyi yàlla wàcc fa barke ku fa mooy ne yàlla tamit ñu jéggal la muy ñeenti fan di ñeent fukki fan ba lu yàlla soob waaw dëkk boobu nag man laa nekkoon commissaire yàlla def en 88 ñu ma cumuler sama fonction commissaire ak fonction directeur régional de la sûreté du Tagan mooy région bi Tijigja mooy capitale régionale bi donc événement 1989 na ci la yàlla àtte ma dellu soit en tout cas fi nga xam ne fii laa jóge woon à l'âge de 19 ans nga xam ne sama papa ñaari tànk la am benn tànk Sénégal benn tànk Mauritanie donc ñun jaruñ ñuy def ay faux papier wala leneen sama këyit ba léegi fonction publique Mauritanie boo demee né à Thiès nga fay fekk parce que je suis Mauritanien Sénégal je suis né au Sénégal mais d'un père mauritanien qui est né en Mauritanie à Bogué donc ci loolu maag sama rakk yëpp ci loolu la ñu kii donc man à l'âge de 19 ans laa fa demee alors bi ma defee 19 ans ñu ci lañ ma en 89 parce que 110 laa demoon 89 ñu département ma dellu si fii alors nag ci laa am nag l'attitude vraiment liggéey li moom nga xam ne moo nekk daal sama passion dëgg-dëgg muy servir l'islam servir la tariqa tijani servir la fayda Cheikh Ibrahim Niass ci li ma yàlla amal ci li ma yàlla xamal ci li ma am fortaatu ci expérience ci maanaam ci biir fayda bi
donc ala kulli haal nii daal mooy historique bi donc depuis 89 daal jëm tey ça fait une trentaine d'années yu teg alhamdulilah la Cheikh waxoon yàlla dëggal ko parce que def ni woon soxna si biñ ma déporté demam bi Sénégal demul Sénégal ci Cheikh Ibrahim Niass la dem man loolu laa ko tànnal moo gën ci moom moo gën ci waa foofu bi ma ko soxna si waxee ma ne ah waa foofu de xamaguma waaye man xam naa ne moo gën ci man ndax alxames bu nekk ma fanaani Médine julli juma samedi ma dellu si Dakar waaye tey alhamdulilah jamaa bi macha allah mi ngi ci Afrique bi yëpp Thierno Seydou Mbaye mii ma jàkkaar lool tey alhamdulilah njaboot baay bi ñëpp ñuy dem Côte d'Ivoire ku ci dem Abidjan dina la invité di nga ñëw maanaam ba ci maanaam ëttam bi ci daaram bi ci kër jamaam bi ñu ngi fay liggéey bu am solo te yàlla may na ko aussi une caractéristique ñaareel sénégalais bu ñu ñëwee ay taalibe sénégalais la ñuy am waaye moom taalibe maanaam ivoirien la am benn wala ñaar topp mi gis naa ko fii tey voilà ñoom laa gis ak ñaar lañ wala ñett bëriwuñ mais li ci des lépp ay ivoirien lañ donc boo demee RDC kazalika jama baa ngi foofu ñooñu tamit dañuy ñëw fii fekk ñu Dakar nekk ak ñun diir après dem alhamdulilah continuer liggéey bi am boo demee Nioro Mali kazalika Ahmad Cheikh Dia mi ngi foofu boo demee Bamako noonu boo demee Kaay noonu aywa boo demee États-Unis noonu boo demee Trapp ci France ñu invité woon nañ ma sax 2016 Thierno Mohamed Diallo mi ngi foofu alhamdulilah ak une forte jama qui fait du bon travail à la kulli halin donc en tout cas ça s'est éparpillé am naa aussi ñu may liggéeyal individuellement ku mel ni Alaaji Fati Allemagne ku mel ni boo demee États-Unis Mama Seck moom Dakar la jóge woon ñoom Ndioba Niang ñoom Mamadou Touré alors ala kulli halin daal sant yàlla liggéey bi mi ngi tasaaroo parce que amatuma benn contrainte li bi may nekkee fonctionnaire sax man mbiru taalibe moo doon sama priorité sama kër sax kër Allah lañ ko tuddee woon mais nag j'étais quand même j'avais des contraintes mais bi nga xamante ne événement bi génne nañ ma ci liggéey bi nekkatuma ci waawu kenn lu dul rek ci yàlla ak sama sëriñ alors là ci la liggéey bi jëmee kanam donc ma yemale foofu tendance su ma jëlaatee leeral nag toj affaire u ñaseen bi ak tijaane bi ñuy wax allah kulli haal présentation bu am solo boobu nga xamante ne si defal nga ko askan wi lay di seetaan xam naa sans plus tarder dañuy dugg si thème bi rek mais balaa te loolu dinañ jaar si ki nga xamante ne si ni mooy Cheikhul Khayri waaye danga may may ma tëb ko rek ba si kanam ñu dellusiwaat si tëje ko waxtaan wi ndax tey lënt na loo xamante ne si mi ngi si bopp askan wi ñu ko mu ump leen maanaam ñu naan ñaseen ak tijaan am ñu dem ba jàpp sax que ni lii di ñaseen ab tarixa ber seen bopp léegi leeraloo lan soxla ñu def ko ndax askan wi xam si lu nga xamante ne si mooy li leer xam si li nga xamante ne moo ci am. jërëjëf dafa am benn kilifa su ma juumul sax ne président la woon ci jamono boobu bëgguma aventure di tudd tur dafa bind Cheikh Ibrahim lettre na ko gis naa say téere jàng naa leen déglu naa la man daal bëgg naa jokk ci yow mais dama bëgg nga leeral ma sa tariqa ñaseen bi exactement nu mu demee alors Barham Diop Ibrahima Mahmoud Diop yal na yàlla yokk leeram fayal ñu ko mbaax ci service yi mu rendre sëriñ bi moo doon secrétaire am particulier aussi di confident aussi moom mu woo ko ne ko bindal ma tontul ma kooku mais def ma Barham mooy nett li ma dégg mu ne nee ko ñaseen du tariqa sant la ñun tijaan lañu ah can xaar na won nañu benn lettre bu Seydil Hajj Malick seede loon Hajj Abdoulaye parce que yàlla daf leen boole woon mag ñi da ñoom surtout ñoom ñaar y avait une très grande complicité parce que ñoom ñaar ñëpp ay doomu soxna lañ ñoom ñaar ñëpp ay kilifa lañ ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane ñu mànkoo xaritoo ku nekk si ñoom am na foo jaar ak ka ca des wante nag ci biir yooyu jëflante yooyu nga xam ne ku nekk di defal keneen ki teraanga boobu yàgg na bi may soog a rek di soobu ci fayda bi Thierno Haruna Abdoulaye Sow won nañu benn lettre bu Seydil Hajj Malick seedeel maanaa Cheikh Ibrahim Hajj Abdoulaye waajuru Cheikh Ibrahim ne ko tariqa tijaan dina boy ci sa kër ba ñuy jaawale tijaan ñi ak ñas-ñas loolu la yàlla def tey
ñu bëri yaakaar nañ ne da ngay dégg sax ñuy wax naan waaw woo nañ ñëpp amul xaj ak seen woo nañ tijaan yi murid yi xaadir yi ñaseen yi laayeen yi ñaseen du tariqa ñaseen sant la mu des nag moom Haj Abdallah yàlla dafa def mu nekk xalifa Cheikh Ahmad Tijaani aji màkk dem Faas ñu defal ko fa ijaaza mutlaq boo xam ne bi dañ ko boyal ci biir maanaam tariqa bi te tamit ba muy ndaw baayam Mouhamed Niass bi nga xam ne moo doon baayam di sëriñam jihaad ma ba jaxu ba ànd na ci looloo leen jëlee Jolof indi leen maanaam Saalum donc moom sénégalais yi xamuñu ko bu baax Haj Abdallah lu tax parce que diggante mi ngi woon diggante Gambie ak Saalum bu ñëwee Saalum léeg-léeg mi ngi Kossy léeg-léeg mi ngi Taïba Niassène rarement Kaolack yàlla def encore am nu mu demee woon digganteem ak tubaab yi foofu tamit Seydi Haj Malick kooku def na ci joué na ci rôle bu mag maa ngi ko dégg ci Cheikh Ibrahim Niass di wax ne dem na sax jël avocat parce que nit ñi dañu yàqoon digganteem ak tubaab yi ba wane ne kii nitu jàmm la bëggu leen yàqal dara te nekkam fii ci Sénégal baax na ci réew mi baax na sax ci yéen tubaab yi loolu kii na ci ba tubaab bi ne ko nag foog nga dëkk fii ci Kaolack mu ne ko man damay béy mu ne ko ala kulli haalin bu béy jotee bu la neexee nga dem mais nga dellu si fii donc loolu bokk na ci li mu fixé wu fii ci Kaolack lew na Niassène aywa Niassène boobu nag yàlla def alhamdulilahi tarixa bi di gën a boy ba njabootam gi ñëw muy taawam bi di maam Khalifa Niass di xalifaam premier xalifaam Haj Abdallah ba ci egg ci Cheikh Ibrahim ba ci Baye Mbaye ñëpp nekk ay kaang ñëpp nekk ay borom xam-xam nag Niassène bi nag di gën a law ci biir Sénégal di gën a law en tout cas ci biir Afrique wante nag ba yàlla nag def jagle parce que jagle yàllaa koy defal ko doomam bu ñuy wax Cheikh Ibrahim Niass ñu koy wax Cheikh l'islam bi ce n'est pas du tour du complaisance maanaam du yaama neex rek ñu ne la Cheikh l'islam soutenance la loolu ay mag ñoo ma ko nettali ci Nouakchott ay magi taalibe ñoo ko déglu ci BBC ñu koy laaj ay laaj chaîne Égypte yëpp synchronisé BBC synchronisé ñu def calendrier ca Jamiatul Azhar université Azhar bi def calendrier jour nangam fan nangam jour nangam fan nangam ba fan l'islam yëpp mat bu ci nekk dañuy def communiqué fu borom xam-xam nekkoon na ñëw ndax tontukat am na ndax nee nañ dañ daan toog xarnu siècle du ñu am ku ñeme toog maanaam war a tontu ci fànn yëpp ci l'islam kooku ci der gu ñuul gii lañ ko gisee ci Sénégal yi bii lañ ko gisee muy Cheikh Ibrahima Niass mag ñu ne saa yu programme amee ñoom dañuy déglu BBC ñuy laaj muy tontu ay professeur ay savant religieux islamique yu mag borom xam-xam ulama yi fu ñu nekkoon dañu ñëw étudiants yi waxi noppi waaye dañ naan fànn nangam dañuy laaj muy tontu bañ na laaj amatul ñu ne laaj amatul bés nangam fànn nangam bi fànn l'islam yëpp nag matee suufiyanke yi sax ñoom mujj nee nañ sax suufiyanke yi ñoom ku ci laaj bu la tontoo comme ñoom xol la ñuy demee da ngay daanu ñu tuur la ndox génne nag fii lañ ko jox titre cheikh l'islam nag mooy sëriñu l'islam ndax l'islam nekkul rek benn matière première boo xam ne dañ koy consommer comme dugub ji rek nga yéeyu ko déedéet dañ koy wol soq ko ndeng maam lay ko sànqal si féete fële cox bi fee nga am sunguf nga tay ko nga am cere nag ñu doog ko mën a consommer moo tax l'islam bi dafa ne am l'islam am liimaan am lexsaan du caageen l'islam dafa nekk fii liimaan nekk fee lexsaan nekk fële déedéet benn pepp bi rek la mi ngi mel na nga ne pepp bi maanaa sunguf si ak cere ji lii nag yàlla moo yónni Jibril mu ñëw ci melokaan doomu aadama hadis bu siiw la ñëpp xam nañ ko ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk Seydina Omar moo solo hadis bi ñu ngi toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam góor feeñ mi ngi sol yu weex karaw gi ñuul
muy gan gisuñ ci moom mandarga tukki mu xuus ba ñëw ci yonent bi salaa sallam sukk ci kanamam sa oomam yi ci oom yonent bi salaa sallam teg loxo ci lupp yi ne ko dama ñëw pour nga xamal ma luy lislaam mu ne ko lislaam mooy nga seede ne yàlla kenn la Muhammad lañ yónni nga taxawal waxtu yu juróom génne asaka woor weeru koor aji màkk soo ko attane góor gi ne ko sadaqta dëggu nga Omar ne ah góor gi ba muy laaj dafa mel na ko xamul waaye bi ñu ko tontoo dafa dëggal mel na xamoon na tontu bi bu diine bi yemoon foofu day jàll di jóg dem mu ne ko luy liimaan mu ne ko liimaan nag mooy nga gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm bésu penc gëm atte yàlla muy lu neex di lu naqadi góor gi ne ko sadaqta dëggu nga luy lixsaan rafetal gi mu ne an taabudallah kànnaka taraahu rafetal gi nag balaa jullit di egg ci rafetal diggante mag mu boromam wala ci diine lislaam mooy muy jaamu boromam muy jaamu yàlla ba mel ne mi ngi koy gis in lam takun taraahu bu fekkente ne munoo àgg fa nga koy gisee munoo egg ci niveau boobu wala daal doo ko gis fa innahu yaraak xamal ne moom mi ngi lay gis mu ne ko kañ la bésu penc yonent bi sallam ne ko fii nag ki ñu laaj ëpp ci xam-xam ki laaj mu ne ko luy mandarga yi mu ne boo gisee waa kaw gi sàmmkat yi di rawante gën a kawe taax xamal ne bésu penc jege na boo gisee taara sukk jur sangam xamal ne bésu penc jege na ci benn riwaaya mu génn mu ne Seydina Omar wool góor gi Seydina Omar génn mu ne moom de réer na yonent bi saas di Jibril alayhi salaam la moo ñëwoon xamal leen luy seen diine moo tax nag pour nga nekk cheikh l'islam foog nga boole ñett yooyu maîtriser ko am ci maîtrise maanaam l'islam bi mooy charia bi mooy loi religieuse bi mooy atte yi lii dagan na lii xaraam la def leen lii bàyyi leen lii liimaan bi nag foofu boo xoolee l'islam bi cër yi féeti biti ñoo koy jëfee ñu ngi ci question nag diggante ñaseen ak maanaam tijaniya wa hakaza donc l'islam cër yi féeti biti ñoo koy jëfee pourquoi parce que mooy suura diine bi mooy yaramu diine bi kon yaram nit ki mooy jëfee yaramu diine bi julli da ngay jublu xibla nga kàbbar loolu dafa yarame koor da ngay bàyyi lekk ak naan dafa yarame asaka dafa yarame parce que dañuy xayma alal wala nature nga génne ko joxe ko ñu ko yelloo lu ci topp aji màkk boo xoolee manasiku xaj yëpp maanaam tous les rites du hajj tamit ay yaram bee koy def yaram weey wër kaaba bi tawaaf yaram bi mooy dem safa marwa yaram bi mooy dem muna mooy dem arafat mooy dem musdalifa for xeer sànni jamra donc l'islam bi yëpp dafa yarame liimaan nag mooy ngëm c'est la foi nous tous nous savons que la foi ne réside pas dans un organe externe ngëm du nekk ci loxo du nekk ci tànk du nekk ci nopp am na suux bu nekk ci biir dënn ñu koy wax xol foofu la maanaam ngëm gi tëju kon nag bi ngay jaamu yàlla ci sa yaram kooku yaa ngi ci ibadatu donc les règles les préceptes par lesquels yaa ngi koy jaamoo yàlla waaye boo ñëwee ci maqaama liimaan léegi yaa ngi nag sàkku nekk wut li ñuy wax ubudiyatu là maintenant c'est le cœur qui rentre en action du sa yaram rek moo war a jaamu yàlla xol bi tamit dafa war a jaamu yàlla quelle est la différence yaram wi day topp ndigal yi moytu tere yi xol bi nag mooy makkaanu yàlla gis nga yàlla bu màgg bii bu sàkk suuf ak asamaan bi nga xamee amul fu mu door amul fu mu yem moo wax ci hadis qudsi ne laa yasaw ni ardi wala samaay sama suuf yaataluma sama asamaan non plus xejuma ci yasaw ni qalbul abdul mumin maa ngi xej ci sama xolu jaam bi gëm beneen hadis ñëw qudsi mu ne je fais le tour du cœur de mon serviteur damay tawaaf damay wër sama xolu jaam 7 fois 70 fois 700 fois par 24 heures désirant y pénétrer bëgg tàbbi ci xol boobu waaye bu ma ci nemmee ko lu toll na miskaala zar lu dul man duma tàbbi maanaa ci xol boobu kon nga gis boo amee gan il faut fa nga koy dalal da nga koy setal da nga koy lal da nga koy xeeñal doo bàyyi xale yi ñëw di fa foo di fa cëppi lu ko mooy gan bi bu ñëwee mën na la ne dama fi romboon rek ñëw fekk néeg baa ngi fees dell ki gone di foo di yéeg di wàcc di tëb dal néeg maam kenn balewu ko kenn lalu ko boo moytul mu ne dama fi romboon borom bi tamit noonu la mel xol bi bu fekkee lu mel toll na misxaala zarra lu dul yàlla parce que nit ki dafa am ay préoccupations ay sentiments ay passions ay désirs yoo xam ne ñu ngi fees dell ci xol bi ay expérience ay connaissances yoo xam ne depuis bi ko yàlla maanaa toqee muy toqab maniw la commencé jóge ci environnement dégg nga maam divin
parce que ñun ñëpp nous étions dans l'environnement divin ñu ngi dëkkoon ci environnement boo xam ne bi maanaam ci nekkin boo xam ne bi xadara yàlla bi kese la woon xamuñu woon leneen lu tax parce que ruux lañ njëkk a nekk bi ñu laajee yonent bi salaa sallam luy ruux yàlla ne ko yasalunaka anil ruux uli ruux min amri rabbi dañ lay laaj luy ruux ne leen ruux mbiru borom bi la ruux xamul kenn xamul lenn xamul dara yëgul sax nekkinam nekkin yàlla rek lay yëg moo tax malaaka yi bi leen di yàlla sàkk ci dimension ruux la leen sàkk moo tax malaaka mënta mooy parce que amul moyukaay léegi nag lan mooy moyukaay dinañ ci ñëw aywa ruux bi nag ba nga xamante ne xamul leneen lu dul yàlla moo ko tere am lu ñuy wax loi de comparaison parce que boo xamee ne lii dafa màgg day fekk nga xam lu ndaw boo xamee ne lii dafa am day fekk nga xam lu ñàkk boo xamee ne lii dafa mandarga melokaane nii c'est que li ko contraire bi da nga koo xam waaye bu fekkee ne yow tu es unilatéral xamuloo lu wàññeeku xamuloo leneen lu mat li rek nga xam doo mën évaluer doo mën estimer à sa juste valeur bien que yàlla kenn mënu koo peeg waaye nag doo mën a yéemu ci màggaay yàlla parce que xamuloo leneen lu dul yàlla tabaaraka wa taala lii moo tax yàlla sàkk nafs nag li tubaab di wax ego ñëw nekk le contraire du ruux xam boppam xam lu nekk nag ba pare réeree boromam mbokk yi parce que ba mu sàkkee nafs ni ko rasul salaa sallam waxee def na ko yow la kan bakkan bi ne ko man la kan mu ne ko yow la yow mu ne malaaka yi mbugal leen ko delloo si leen ko yow la kan man la kan yow la yow xikma la c'est une sagesse divine yàlla loolu la ci doon wut wante bi mu jaaree ci xeetu mbugal yëpp borom bi ne arrêté leen mbugal yi léegi bu mu lekk bu mu naan ñu bàyyi sa waay lekkul naanul ba sonn lot ñu indi ko borom bi ne ko yow la kan mu ne ko man la sa jaam man la kan yow la sama borom mu ne ko al aana yaa ngi soog a dikk yonent bi salaa sallam mu ne lii moo tax yàlla farataal koor suñu kaw lu tax parce que nit ki tànk mi ngi wóolu boppam mi ngi soree yàlla parce que mi ngi yëg ne moom nekk na mi ngi yëg ne moom mën na mi ngi yëg ne moom xam na xam nga tawxiid dafa baax ci jullit yàlla bëgg na ñu jaamu ko sant na ñu jaamu ko waaye nañ sellal lañ koy jaamu wa ma umiru illa li yabudullah muxlisin lahu diin digaluñ leen lu dul ngeen jaamu yàlla waaye ngeen sellal li ngeen koy jaamu loolooy diine ñu ne luy lixlaas mu ne qul huwa allahu ahad ne yàlla aji wéet la allahu samad il est l'absolu lam yalid jurul maanaam dara génnut ci moom walam yulad juruñu ko génnut ci dara walam yakun lahu dara yemul ak moom dara dendut ak moom dara nekkul ak moom kufuwan ahad aji wéet la jullit bu nekk nag war na góorgóorlu ci diineem du topp ndigal yi mooy tere kooku mooy introduction bi mais war na góorgóorlu ba nemmeeku ba di xemem boromam ba dajeek boromam ba am certitude pleine certitude que yàlla rek a yàlla lu dul yàlla neen la ñëpp a ngi koy wax lu dul yàlla neen la ñun xam nañ ne neen bët mënu koo gis nopp mënu koo dégg loxo mënu koo ŋëpp waaye koo ne nag neen nga mu mer boo ne mënoo wax ne mur bi neen la mënoo wax ne lumière bi neen la mënoo wax ne kàddu bi nit kii di wax neen la wante te pourtant nee nga lu dul yàlla neen la yàllaa ko njëkk a wax zalika bi anna allah huwa alxaqu mu ne yàlla maanaam mooy dëgg wa annama ta'uduna min duni lu ngeen di énumérer lu dul moom li huwa al baatil kooku neen la donc loolu c'est une équation que tout musulman doit élucider jullit bu nekk loolu war na leer ci yow laataa ngay dellu si borom ci sa borom ne sa borom daal mooy dëgg mooy li fi nekk mooy li am lu dul yàlla maanaam nen la nen nag mooy loo xam ne mosta nekk mosta am du am ba faw amul fi ñu toll fi léegi nit ñi nag mën nañ gëm passé bi ak futur bi waaye présent bi mooy problème bi mbokk yi fii nga toog léegi ñu ne la appareil yi neen la asamaan si neen la suuf neen la mais pourtant dëgg la neen la mais tant que xamuloo naka la yàlla nekkee dëgg doo xam naka la naanaa mbindeef nekkee neen tant que demuloo ba gis ne mbindeef mi neen la doo xam mukk naka la yàlla nekkee dëgg yal nañu yàlla maanaa gindi ci loolu